nuyuwaat leen fanweeri simili moo tegu ci juróom-ñeenti waxtu xibaar yi léegi lay doon ñu koy dooree ak liggéeykat yi nga xamante ni ñoom nekkoon SIAS naka noonu Ama Sénégal ak Sotrac ñu ne nag nguur gi da leen ameel alal ju bare bari ay milliards ci suñuy koppar ëpp na fukki milliards ak juróom boobu ba léegi nag nee nañu ñu ngi ko laaj nguur gi waaye nguur gi dafa mel ni faalewu leen moo tax nag ñu ni démb ba léegi dañoo dakkal lekk ak naan nekk ci xiifal boo xam ni nee nañu du dakk mukk te nguur gi faalewu leen addu jëmale ci seen situation dañ ciy déglu ki nga xamante ni mooy Ousseynou Diop bokk ci collectif ñi doon liggéeyee ca Ama naka noonu ak SIAS ak Sotrac ci micro Fatou Bintou Konté. tey ancien travailleur SIAS yooyu 1 milliard 500 ancien travailleur Ama Sénégal yi 2 milliards 500 ancien travailleur Sotrac yooyu 9 milliards kon comme nag def nañu yooyu yëpp dox toog wax jooytu jàng alxuraan ñaanal réew mi ñaanal askan bi amul benn solution am ci ñun nag ñoo xam ne seen kër yi tas nañu seen njaboot yi tasaaroo nañu jàngatuñu ñi feebar nañu tëdd enregistré nañu plus de des centaines de travailleurs yoo xam ne génn nañu àdduna bàyyi fi seen i njaboot ci tumuranke ci difficulté mais boo xamatul foo jëm nooy def finalement ñii ñoo porté volontaire ni ñoom jaral na leen seen lépp daañu toog grève de la faim ba mu jeex ba mu lu leen ci fekk leen ci. ñuy dem ci zone des Niayes foofu nag ñi nga xamante ni ñoo fay bayee ñoom nag sonn nañu lool bay bëgg a dee ñu ni ndax seeraayu engrais ba ñoom nag nee nañu saako engrais ba mu ngi doon jar 15000 léegi ñu ngi koy jaayee 34000 francs léegi nag noonu léegi loolu moo tax ñu ni seen production xaw na wàññeeku bu baax a baax ci zone des Niayes ki nga xamante ni moom mooy dañuy les maraîchers de Darou Khoudoss nekk ci département de Tivaouane amal nañu sitting ci wàllu wi dañ ciy déglu reportage yu Cheikh Anta Diop. fii ci zone des Niayes rawatina fii ci Daaru Xuddoos daanaka askan ñu ci bëri ci mbayam lëjum la ñuy yëngu ci bassin yi nga xamante ni mi ngi ci biir ICS ñoom de jamono yi nee nañ gàllankoor bi nga xamante ni am nañu ko ren jii de moom mooy njëgu engrais gi dafa cher lool. yàlla dogal na nag problème mu engrais ñu am ko ndax saako engrais 34000 wax dëgg yàlla neexul béy ay tool yu mag. béykat yi Daaru Xuddoos dafa mel ni bokkuñ ci réew mi amuñu fii benn partenaire boo nga xamante ni mën nañu ne mooy jàppale béykat yi Daaru Xuddoos lu ñu am kos néew ñu ngi ko amee ci ICS amuñu leneen feneen ñuy dégg gouvernement bi di wax day créer emploi ñu yaakaar ne bu kuy créer emploi normalement ñu fexe ba amal seen bopp 120 machines yoo xam ne benn bi ñu ngi ko jënd 900000 benn bu ne boot mbooloo ñooñu da nga leen di jàppale pour seen liggéey mën a ko ne dox. Naar Fall mi nga xamante ne moom mooy wax ci kuréelu ndaw ñi nee na jamono yi de baykatu dër yi sonn nañu ci gox bi te nag nee nañ ndaw ñi amuñu lu dul mbayam dër ba tax na nguur gi war na leen cee jàppale. ñu nekk ay jeunes nag waroon a jël gaal yi wala jël bateau yi dem génn réew mi mais ñu opté nekk fii di bay boobu nag ñuy def dañoo gis ni état dafa dem wutiwaat ay baykat ñëw teg ko ci réew mi ñun li ñuy bay. su ñoree dañ koy dem tuuri muy si wàllu semence bi amuñu subvention muy si wàllu engrais bi amuñu subvention bu ñu demee ba ñoreel tamit amuñu benn mesure d'accompagnement boo xamante ni moom moo ñuy xaar ci marché yi. lii suñ jafe-jafe yëpp état waruñ cee accompagner. mooy wàllu ndox su loolu amul nag ñun duñu def rek lu dul toog fii di galéré te nationalité sénégalaise la ñu yor. baykatu dër yi nekk fii ci Daaru Xuddoos nee nañ campagne ren bii de galagoose na lool ndaxte ci gox bii de am nañu jafe-jafe ndox lool leneen loo xamante ne yitteel na leen moom mooy nag na nguur gi fexe ba wàññiwaat njëgu engrais bi. jàngalekat ya nekk ci université bi Sine Saloum ñoom nag dañuy génn ci classe ya amal loolu ñuy wax débrayage ay bés yi di ñu dëgmal lu ñu bëgg ñu ni mooy recteur ba li mu xaatimoon ak ñoom ci wàllu accord na ko daal di respecté lu ko mooy rek dootuñu dellu ci classe bi wala boog ñu yëngal njàngale mi lu ñu bëgg itam ñu ni nañu avancé ci seen liggéey naka noonu seen ay indemnité de logement ñu jox leen ko ak itam frais médicaux yu ñu leen amal ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa SAES bu université Cheikh bu Sine Saloum ñoom itamit ñi ngi woon ci assemblée générale daal di nag ànd bu baax ci yooyu jàngalekat yi ñu yëkkati ci wàllu revendication ñuy wax nag ba tey ci wàllu TER bi mu mel ni nag nguur gi dafa mayoon askan wi ñu dugg ci TER bi dem ak dikk fu leen neex te duñu fay dara mu mel ni toll nañu boobu ba tey ci lu ëpp 400000 passagers gratuité TER bi nag dañu ko yokkaat ba le 17 janvier bii ñu dëkkmal phase commerciale bi daanaka dina démarrer talaata fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier bi ñu nekk ñi ko wax mooy le quotidien national du Soleil
Soleil bi muy dressé bilan première phase opération bi ñuy tuddee Sargalter DG SETER Frédéric Bardenet mi ngi révélé que diggante ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ba fukki fan ak ñaar ci weeru janvier lu ëpp kon 400 000 personnes dugg nañu ci terre boobule. mi ngi mel ni mise en service grand pont à péage bu Foundiougne dimanche bii di ñëw gannaaw suba lay doon ñi nga xam ne ñooy askan wa kontaan nañu lool nee nañu sax ñoom ñëpp nag bu soobee yàlla kenn du leen nettali bis ba infrastructure bi nag dina tax nag ay fukki at si ginnaaw jeexal jafe-jafe yi nga xamante ne askan wa moom lañ doon dundee dañuy dem foofu ca Foundiougne fekk fa Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. liggéeyu pont à péage bu Foundiougne bi pare na gannaaw ñeenti at yoo xam ni ñi ngi woon ci tabax bi guddaayam nag toll na ci 1 kilomètre 300 nee ñu nag dimanche ji lañ ko fas yéene ubbi nit ñi commencé di ci jaar loolu nag di date boo xam ni histoire la ci ñi nga xam ni ñoom ñoo dëkkee ci Foundiougne ak itam Fatick ndaxte pont bi dafa nar a jeexal rek ay at yu bëri yoo xam ni waa Foundiougne gi ci calvaire la ñu nekkoon. waaw histoire bu rëy la si ñun histoire bu rëy a rëy ñu am ci nag mbégte rek di ñaan yàlla bu ubbee rek yàlla baawaan xéewal yi ak wërsëg yi ba képp ko dëkk Foundiougne ak Fatick ak entourage région Fatick di gis ci boppam sonn nañ ngir jéggi yéeg nañ gaal léeg-léeg nga ñëw ba ci dëgg bi essence jeex ñuy jóow man dal na ma bat bi léeg-léeg mu paan dëgg Macky Sall dañ koy ñaanal rek ñu amuñ dara fu ñu lay am ak surtout les îles pont bi arrangé na bu baax parce que heure bu la neexatee jóg bu la neexatee dem dañ enclavé woon xam ne soo ñëwee pour dem Foundiougne sax da ngay am problème soo jógee Dakar da ngay doxal pour ñëw Foundiougne soo ñëwee da ngay découragé soo ñëwee fi 5 heures boobu dem na nga découragé. jaaykatu jën yi nag kontaan la ñu def fii nag ci débarcadère bu Ndaxonga ñi ngi fiy jaayee jën ay at a ngi nii ñoom nag nee ñu pont bi ñu fas yéene ubbi nit ñi di ci dem di dikk du def lu dul développé li nga xam ne moom la ñuy liggéey mu di njaayum jën. waaye li ñuy soxla tam day bëri dañuy jéggi Foundiougne tout le temps di dem di ñëw loolu vraiment mbégte la ak yokkute bu baax di ci kontaan bu baax a baax parce que itam xalaat nañ ne dinañu yokkal lu bëri ñun ci suñu njaay. leen rek la ñuy sàkku ci nguur gi mu jàppale leen ñu gën a am ay équipement yoo xam ne dañ ci mën di denc jën yi crevettes yi ak itam yeneen xeeti produits yi. ñu ñaan daal ñu dimbale ñu gis nga suñu mbaar mi mu def tegal ñu ay frigo fu ñuy galaasi suñu jën di jaay. ñu ñuy xamal ni nag fukki fan ak juróom yu njëkk yi nga xam ni ci la ñuy ubbee pont bi ku ci jaar doo fay dara buñ sukkandikoo ci benn kilifa bu nekkee ci Ageroute liggéeyu pont bi nag xaalis bi nga xam ne moom lañ ci def toll na ci ñeent fukki milliards de francs CFA. ñu wax wàllu politique ndax PIT bi nga xam ni ci Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk ñi ngay woo président Macky Sall mu daal di sol dàllam dem nag dem nemmeeku waa Mali fexe nag ñu ni nu muy waxtaanee ak ñoom ndax la dal seen kaw dara mënu koo dindi lu dul dialogue ba tey waa PIT wax nañu te ci violence bi nga xam ni am na ci campagne électorale bi di woo képp koo xamante ni mi ngi ci langue politique gi di waajal élection yi ñu daal di privilégié waxtaan ak i noonu ay débat d'idées dañ ciy àndal Alxasan Ba ak Jafara Ba. situation ba ca Mali nekk na li nga xamante ni ku nekk war na ci bàyyi xel président Macky Sall ñu ngi xaar ci moom mu taxaw ci taxawaay bu am solo PIT jàpp ni sax dafa war a fexe ba parti yëpp toog ngir waxtaan déggoo mën a am. fexe ba pousse Maliens ñu gën a waxtaan ñu gën a déggoo ñu gën a roofantoo ñoom seen bopp ñu nekk benn loolu di benn ñaar. mooy fexe ba nga xam ne porox ndoll yi nga xam ne day may keneen muy dugg ci réew mi di fi def lu warul ñu fexe ba Maliens yi nga xam ne loolu du lu gën ci ñoom loolu bu amee tam ñu jàpp ne askan wi moo war a am sañ-sañ tipo ki ngi jiite loolu tam ñu reconnaître ko pousse Maliens yi pour ñu nangu ko bu loolu amee nag ñu gunge leen ñoom ñu gunge leen ndax seen jàmm mooy suñu jàmm ci loolu nag ñu ngi xaar ci président de la République mu joué ci rôle bu am solo. ci seen janoog taskatu xabaar yi parti indépendance ak travail wax ci ay questions yu soxal askan wi ci fitna yu nemmeeku ci langum politique gi Samba si jàpp ne ki nga xamante ni moom mooy politique la li war a doon taxawaayam mooy wut ay saafara ngir askan wi. kuy tabax nag doo toj mbaa boog da ngay xam nooy toj ak looy toj bu fekkee ne yow sa doxalin politique deret lay tuur rongoñ lay woddal. mettit lay jur sa doxalin politique defe naa laaj na ñu saytu ko seetaat ko li ñu war ñun ñëpp en tant qu'acteur politique ñu jàpp ne yokk afiya yokk jàmm gën a naatal mooy suñu wareef ba tax na ñooñu nga xam ne jël nañu initiative indi benn xët ne képp koo xam ne gise nga noonu na nga ko siif jàpp nañ ne ñu ngi béy seen wàll ci waar wi.
PIT di sàkku ci ñi nga xamante ni ñoom la bokkandal coalition bi nekk ci nguur gi ñu fexe ba jekkalaat taxawaay waxee benn kàddu ndax li nga xamante ni moom lañ fi jot a def ci ay réalisation lu am solo la. élection locale ci commune Yoff ki nga xamante ni moom mooy candidat coalition CPJE nay leer mi ngi woo maire bi nga xam ne moo fa nekk mu daal di dressé bilan woom ndax nag Moustapha Tall dafa jàpp ni defu fa dara lu dul lajj moom nag mi ngi woo jeunesse su Yoff yëpp ñu daal di koy sanctionné coalition Benno Bokk Yaakaar le 23 janvier 2022 Moustapha Tall moom mooy candidat coalition CPJE nay leer mi ngi ci micro Ibrahima Kane ak Amadou Kane. sunu contrat bi lu ci des bariwul 10 jours moo ci des xaw ma 9 jours man ak ñoom suñu contrat ñoom ñëpp ma wàccee leen man ak ñoom du combat xoolal quai de pêche bu nu mel nii lii dafa ñaaw amul courant amul dara lu nga xam ne def nañ ko fi te loolu dama jóg pour xeex ko ñu naan quai de pêche lii duma ko tuddee quai de pêche marché de pêche laa ko tuddee dama ne Abdoulaye Diouf Sarr génnal nga teg bilan bi ci table bi moo gën nga naan Moustapha Tall Moustapha Tall Moustapha Tall Moustapha Tall dafay liggéey te yow liggéeyoo tey yéen ñu fi nekk muy waa mairie bu Yoff su ngeen doon liggéey Moustapha Tall du am lu mu am Yoff te man maay njëkk a ñëw ànd ak yéen mais liggéeyoo leen lu dul développer seen bopp tey nag xale yi màgg nañ conscient nañ xam nañ bu baax bu ñu teg seen tànk le 23 janvier yàggatul ñëpp daas nañ seen carte panaanal dañ leen ni folli fal Moustapha Tall Sénégal jëm kanamu defar Yoff alhamdulilah. Ribo Escale Koungheul Benno Bokk Yaakaar mu mel ni honorable député Yaya Sow moom képp la ñëpp ko wan ginnaaw ministre Abdoulaye Sow ñëw na ca gox ba ànd ak responsable politique ya fa nekk ñu daal di nag luñ ci jublu nag mooy ñu ni jële fa maire bi fa nekk ni daal di fay samp adjoint yam di Madiama Seck bi ñu ñëwee indi nañ fa doole ju bare bari mayi fa ay moulin en mille naka noonu dik ndaw ña lu toll ci téeméeri xëy dañ ciy ànd ak Omar Ndiaye. moom jëwriñ ji Abdoulaye Seydou Sow jiite coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci diwaanu Ndoukoumane génde mu njëkk bi campagne bi doo rek léegi mu wutali commune bu Ribo Escale lépp nag ngir jàppale adjoint maire ba Madiama Seck ngir mu wutu fa maire. parce que dafa am lu Ribo signifié ci li may def. parce que Ribo dafa nekk commune enclavée commune bu jafe aksi commune bu am ay jafe-jafe yu façon bu nekk. juróom-ñaari at ñu noot Ribo juróom-ñaari at ñu teg Ribo lu dul dëgg danaa fexe bu fekkee ni yéen a gagné am conseil municipal bu taxaw président de la république recevoir conseil municipal de Ribo président de la république recevoir conseil municipal dama ko sombi nii rek mais danaa dem ci moom président dimbale ma naan sombi boobu. moom moo lay ñu tabb ci bopp coalition ba ci commune bu Ribo Escale jot a fësal nag jafe-jafe yi nga xam ne boobu la commune mi ngi koy jàkkoonte. ay addition d'eau manqué na fi trop nee na mosuñu woote deux libéré kenn suuf ci commune bi ndax loolu moo tax ñuy fal maire loolu jafe-jafe bu rëy la. commune bi bële ñëpp ñi ngi am ay xëy tey fii amu ko ngir moom la. léegi maa ngi jokkoo coordination xëyu ndaw ñi pour que samedi prochain ñu lancer fii ci Ribo. ñu lancé bi xewu ndaw ñi ci département de Koungheul dana am 10 jeunes yu ñu recruter immédiatement ñu engagé ñu commencé xëy lundi ñu commencé xëy fi indi 100 xëy 100 xëy ci fii dañ koy lancé fii ci Ribo danañ fi def ñetti fan mbalit dootul taxawaalu ci toute la commune de Ribo. coalition Benno Bokk Yaakaar ci njiitalu Abdoulaye Seydou Sow rawatina département bu Koungheul li seen yitte moo di jëli fa maire ba di Yaya Sow tabb fa Alaaji Madiama Seck. ca Daara Jolof ki nga xamante ni moom mooy candidat Benno Bokk Yaakaar di ministre de l'équité territoriale moom nag mooy Samba Ndiobène Ka daal dinay présenté programme am nee na bu soobee yàlla bu jotee ca municipalité ba dina fa def lu mucc ayib lu mel ni tabaxal benn jigéen ñi dina leen tabaxal foyer bu toll ci ñeenti téeméeri million ci sunuy koppar dina fa tabaxit ay infrastructure mu ne yu am solo
solo naka noonu maison de l'outil te itam nee na dina fa tabax benn stade multifonctionnel ñoom Mamadou Moustapha Ndiaye ak Sidi Thiam demoon nañ ko seeti. li nga xam ne moom la ñu soxla teg ci loxo waa daara lycée bi nga xam ne mu ngi fële ñoo ngi xeex depuis ay at pour am tali ba foofu incha allahu taala tali dina jóge ci gannaaw hôpital dem ba fële au niveau central appelé population yi ba ñu am ndox ak courant bu doy pour 30 kilomètres d'extension électrique au niveau de Dara tey ci tey mën naa ni y a plus de 22 kilomètres qui ont été installés loolu nag dañoo ñaan yàlla continuer ko li ñu installé ba pare tamit tàkk ko maa ngi leen di jox rendez-vous fii ak élection incha allah dinañ ko taal biir Daara tey amul li ñu naan assainissement collectif dañoo bëgg nag fexe ba assainissement collectif am fi pour ëllëg ci biir nit ñi ci seen bopp ñu mën caa gis seen bopp ci biir ak ci biti tey ci tey soo duggee Daara li ngay njëkk constaté mooy dëkk bi wala ci buntu dëkk bi dafa salte dinañ fi defar ay place publique ay tali yu bare bari mais ay tali yoo xam ne day am lampe ca booba ba muy egg fa mu jëm et au niveau de toute la région de Louga bugguma ñu ñee kenn ci wàllu Escale département Linguère ku ko wax tudd Thiam dañoo bëgg mu gën a renforcer wu suñu ay jigéen yu baax ñu ngi fi di def transformation ñeneen ñu ngi ci gerte gi ñeneen ñu ngi ci ñebe bi yooyu yëpp nag dañoo bëgg accompagner jigéen ñi d'abord ci formaliser leen ci former leen financer leen. En route vers les locales ba tey jii nag la rédaction de télévision Futur Média dafa intéressé wu ci lan mooy différence entre la liste majoritaire ak la liste proportionnelle ñu demoon seeti nag mu Ndiaye Cissé xam-xamam màcc ci wàllu question électorale ci micro Ibou Kane. boo déggee ñu naan liste majoritaire mooy raw gàddu mooy bu élection amee bu ñu waxee liste majoritaire mooy ki ëpp xob ci élection ya mooy jël conseillers yëpp yi nekk ci yi ñuy joxe ca scrutin boobu ci élection yooyu bu ñu nee nag proportionnel mooy dañuy jël liste bu nekk jox la conseiller li méngoo ci ñi la votel pourcentage yu ñi la votel bu fekkee yow 2% nga am ci ñi la votel di nga am 2% ci conseillers yi ñuy joxe ci liste proportionnelle donc day tax loolu ci conseils municipaux yi ak départementaux yi ñii gagné élection yi duñ fa nekk ak seeni conseil rek dina am yeneen conseillers yi bokk ci yeneen parti yeneen coalition yuy jàkkaarloog ñoom mooy gën a tax démocratie dëgër. ñu jeexalee match bi nga xamante ne amoon na tey muy ñaareelu match Sénégal Guinée xam ngeen ne match nul la ki di sélectionneur ba mi ngi koy rafetlu mu ni waaye nag daal dina ci profito wax absence bi nga xamante ne am na ci milieu de terrain kii di Pape Gueye mi ngi wax ne Pape Gueye mi nga xam ne mi ngi évoluer ca Marseille dañ ko suspendre FIFA moo ko suspendre pour des problèmes administratifs dañuy déglu Aliou Cissé. Satisfait dans la mesure où en deuxième di période. am mbégte ci résultat bi ndaxte boo xoolee ñaareelu pàcc bi ci la ñu gën a wone xarañteef gën a am présence ci la ñu gën a am aussi agressivité ci utilisation bal bi wute lool ak première mi-temps bi nga xam ne boo xoolee footballuñ bu baax dañoo manqué woon impact ci jeu bi loolu nag dañuy féliciter kon équipe guinéenne bi ndaxte ñoom it tey dañoo am taxawaay bu am solo dëgg la nag dañuy traverser moment yu difficile ndaxte ak blessures yi ak yu demee noonu wante l'essentiel moom mooy ñu jéem a qualifier huitième de finale léegi dinañu noppalu nag xool nu ñuy aborder beneen match bi bu baax a baax naam damay def ay choix nag ci lu jëm ci Ibrahima Mbaye boo xoolee tey mënuñu woon yóbbu Bouna droite Ibrahima lañ fa yóbbu wante nag li may wax moom mooy Ibrahima joueur la comme yeneen joueurs yëpp te dans l'ensemble man jàpp naa ne il n'a pas démérité dinañ gën a continuer tamit. Aujourd'hui avec les blessures qu'on a. di yem ak yéen fii ci xibaar yi gannaaw publicité yi le 20h dina ku fiy teew mooy Léa Soukeyna Ndiaye di leen jox rendez-vous ci kanam tuuti.
Urai bai mote, urai mai na malewo yo. Urai mote,